ne dala amale maanaam ngir symboliser wane carrément que ni ñoom kat am na ñu leen naqari ci doxalinu li nga xam ne moo di justice ndax bu ñu fàttali ko bu baax a baax ki nga xamante ni moo di waa Y'en a marre ñoom seen jëm bopp ñoo fas yéene woon amal bi la doxu ñaxtu àjjuma ba la ñu weesu waaye finalement dañ ko mujjee rek maanaam dàqal ndax ki nga xam ne moo di préfet bu Dakar daf ko bañoon rek maanaam autorisé waaye nag gi la yoon mujjee nañ ko autorisé loolee moo waral tamit donc tey jëlee ak rassemblement loolu lañ ko fas yéene duppee ñoom seen biir ak mouvement bi nga xam ne moo di Y'en a marre frappe ak ñu bare bare ñi nga xam ne bokk nañ ci yenn parti politique yi li ni mel nag gis nga critique comme ni mu xëyee jàpp ne ndax mbir mu du mujjee dérapé waaye moom tamit sax jot nañ ko autorisé ak lan mooy nekk finalité ba lépp daal mu ngi dara tënku ci càkkuteef bi ñu amal ak bëgg-bëgg bi ñu am ñooy mooy que ne dénoncé jàpp ne yoon daal dafa tëddewoon njaxandaay ci réewum Sénégal ndax dérapage war na cee mën a am waaye tam ndax solos boobu la bis tam mën nañoo jàpp ne am na fu mu toll jëm ci li nga xamante ni moo di maanaam yëgle waaye tam yéene ne maanaam yoon dafa jéng fi la ci diwaanu Sénégal ay si jàmm. mu ngi noonu Aïda. Voilà, je pense que c'était la meilleure solution à prendre parce que déjà gis nañu tànk jéego yi nga xamante ni yéen ci ay kuréel ñu ngi koy def notamment Jàmmi Réew mi ñoom ñi àndoon ak ñoom vendredi passé di def ak ñoom conférence de presse ginnaaw càkkutéef bi ñu def si ñoom gis nañu tam prêter nañ leen l'oreille attentive quand même parce que su fekkoon ni ñoom dañu def ay jéego yu mag ngir ñu xaar ba ñu autoriser leen ngir ñu bañ a def ngir ñu def manifestation ñu bañ ko amaana doon demee neneen mais on se réjouit aujourd'hui ñu gis que ni nangu nañ ko te dinañ dem def rassemblement boo xamante ni dinañ leen encadrer ñoom force de l'ordre yi ñu ñaxtu lu ñuy ñaxtu ku nekk dem ñibbi te dara du ca am je pense que bu ñuy wax démocratie lii da koy firndeel te lii dafay tax gët gi ñu sànni woon Sénégal ñu gën koo joxaat gëdd gi ñu joxoon ñu gën ñu koo joxaat parce que bu ñu xoolee ci statistiques yi ak càmbar yi ñu mujjee def ñu ngi doon wax ni Sénégal dafa dellu ginnaaw ci wàllum démocratie alors buñ ci toftalee itam ñuy wax ni justice bu Sénégal dafa tëddee njaaxaanaay ba kuréel yi gën a représentatif ci réew mi ne dañuy marché ñu tere leen ko dina gën a nduru leneen notamment que tey jii bu ñu xoolee communauté internationale bi on le dit que ñoom jamono ji tembe la ñuy bëgg ak di ko sàkk moom moo di ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi rawatina président Sall lépp loo xamante ni day nekk antidémocratique day tax ba nit ki li mu bëgg ak ci wàllu ak yelleefam du ko may na fexe ba nu mu ko moytandikoo on a vu ce qui s'est passé ci suñu côté pays voisins yi te je pense que ñu ngi xawma ndax président dafay xaw a jël leçon bi xawma danaan leen naa leen bàyyi ngeen mos rek après ma nekk ci li ma nekk parce que ba tey moom ku nuñ koy faral di waxee dañ koy xaar gauche mu fëlee droite moom nee nañ màggetum jinne foo ko fekk day ànd ak i ngelaw ji loolu dafa bokk tamit ci li nga xamante waaw ngelaw ji duñu wéy ci di ko bañ a bàyyi xel mais quoi qu'il en soit tey jii bu ñuy xool les personnes ñi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi ils ont besoin ñuy marché di fësal seen nakar ñi war a déglu di leen dégg te it bu ñu xoolee ci li ñu indi yëpp comme poñ ñu fas yéene koo càmbar ndax lu ñëpp boola waxandoo rek xam nga ni am na la cay ñuul donc justice du Sénégal kenn du weddi neen fañ koy xaar carrément ñëw fa espérons bien que après quand même cette marche li ñuy def dinañ ko gën a leeral ñiy sàcc alalu réew mi ñu tëj leen ci kaso ba ñi nga xamante ni ñi ngi fee ak ay mandat de dépôt yu dul jeex doomu jàmbur yi sàcc ginaar ñu tëj leen fa ay ati at génneewuñ leen yaakaar nañ ni dinañ leen génnee laata 2024 bi nga xamante ni moom la ñuy amal suñu élection yi di ñëw alors ci beneen wàllu également ñu def justice ci li nga xamante ni moom moo di ñii ñuy wax ni kalaasu Amath Suzanne Camara gi toog fii ne ñi ci nguur gi dañ leen di taqal nee na dañ leen di sosal ñee ñooy sàcckat yi ñoom ñooy luubalkat yi lu ci mënti doon enquête yaa ngi fi xel yi mi ngi càmbar bët yi itam na mi ngi gis donc nañu def justice te justice bu Sénégal yoonal ko ndaxte justice bi yamul fii de justice bi sax léeg-léeg yàlla day àtte te xam naa ni loolu yaa Seyda dina ci ñëw. boo moo gën a fort àtte yàlla gën bu nit Olof Njaay wax na ko Mañoon Aïdara. alors li nga xam tey nii quand même Aïda wax na ko dama ci yokk as lëf ndax presque wax na li ci gën a am solo yëpp. man damay commencé jaajëfal ku mel ni Alioune Tine jiital Africa Jom Center ak ki nga xam ne moo nekk Moundiaye Cissé bu ONG 3D programme. alors ñoom ñoo gën a sabab li tax tey jii ñu autorisé marche bi nga xam te ne nii waa mouvement Y'en a marre nañu ko amal tey ñoo dem convaincre ki nga xam ne moo nekk Antoine Félix Diome am na sax benn tey xabaar buy wax ne nan la buy jaaraat ci nan la ñu def ba convaincre ki nga xam ne moo nekk
Lix moom dañ autorisé li nga xam moom nekk marché bi maintenant man damay wax ne foofu noonu ça pose problème déjà ndax bu ñu nekkee ci réew bi nga xam te nii maanaam wàllum marche ñaxtu bi nga xam te ni suñu biir constitution may nañu ko mu nekkati lu nga xam te ni pour askan bi am ko c'est tout un problème il faut ñu nekk di négocier ndax boo seetee nekkul ne suba wala sax tey jii la ñu waroon amal li nga xam ne moo nekk manifestation bi vendredi ba la ñu génn lañ ko waroon lankal leen ko ba tëdd ci naaj bi ñu ñëwaat tey ñu négocier waxtaan ba ñu may leen ngir ñu def seen marché alors ci ban réew léegi la ñu nekk réew bu nga xam te ni kenn amatul droit def li nga bëgg surtout ñi nga xam te ni jàpp nañ ni li ñuy manifester neexul pouvoir bi on a l'impression que lépp lu nga xam te ni rek dafay jógee ci côté bu nga xam te ni neexul pouvoir bi dinañ ko jéem a bloqué ci biir réew mi et foofu noonu foog naa ne le problème bi commencé da ngay jël exemple tey jii li ñuy wax mouvement M23 juin réussite bi nga xam te ni am na ko ba Sénégal foog naa ne kenn dootu ko fàtteeti Abdoulaye Wade bu fekkoon ne tey jii ni Macky Sall doxalee ni noonu lay doxalee kon réussite bi nga xam te ni M23 juin dina du ko am ba causé tey jii ñu jëlee ko ci pouvoir bi je pense bien que ne le président Macky Sall moom bi nga xam te ni bu ñu falu fii ci Sénégal dafa ñëw ak ay discours yi nga xam te ne bëri na ci ay sénégalais yi nga xam te ne ñoom ñoo ko fol mu di fexe ba yoon tëddee njaaxaanaay parce que ñu bëri nañu jàppoon ne Macky Sall dafa am benn injustice bu nga xam te ni moom la ñi fi nekkoon ku ci mel ni Abdoulaye Wade tegoon injustice boobu noonu taxoon ba sénégalais yu bëri daal di koy gëm jàppale ko ngir xeexal ko ci injustice bi nga xam ne teg nañ ko donc moom bu followaatee jël justice boobu noonu di ko manipuler di ko def lu ko neex je pense bien que ni il faudra que à chaque fois marche yu mel nii marche bi nga xam ne dina am tey ñu duppee ko yoon mu ngi jeng justice mu ngi jeng loolu du fi jeex chaque jour dina gis ay nit yu marche il faudra que cordon ombilical bi nga xam te nii pour régler ce problème là mu ngi dox ci diggante le président de la république ak ñi nga xam ne ñu nekk magistrat yi mu dagg parce que mënut a nekk le président de la république ba pare di wax yoon wala sax di tabb ñi nga xam te ni ñoom ñoo jiite yoon ku la abal ay bët fu ko neex ngay xool loolu moom moo am fekk loolu dindiwuñ ko je pense bien que ne problème bi nga xam te moom moo fi am du fi mës a jóge Macky Sall moom c'est le président de la République de tous les Sénégalais na yem ci nekk le président de tous les Sénégalais mais pas président wu Assemblée nationale mais pas président wu justice maanaam wàllum yoon il faudra que séparation des pouvoirs bi nga xam te ni ñu ngi koy jooy depuis ba Sénégal amee indépendance ba léegi ñu daal di koy fexe jëmmal ko fi ci réew mi tant que loolu jógewu fi justice du mës a tëddee njaaxaanaay j'ai vu hier première rencontre bi nga xam te ni waa Union des magistrats du Sénégal amal nañ ko avec le président Ousmane Chimère Diouf muy mel ne kuy tontu li nga xam te ni loolu la ñuy wax ci wàllum yoon mu ngi jeng effectivement yoon mu ngi jeng te vraiment il faudra que ñoom ci seen bopp ñu xam ne ce sont des magistrats yu nga xam te ni dañoo jàng yoon waat ne yoon képp dong kese la ñuy def moom la ñuy jëfee bu ñu toog bàyyi ay président ay politiciens di leen di manipuler parce que wax nga ko léegi lu am solo la te foofu laay tëjee mooy lépp loo atte fii ëllëg ci biir di nga ko atte dafa leer je pense bien que ne yaa Seyda dina ci ñëw ci anam bu mu gën dafa leer yaa Seyda kon ñu bàyyi la nga wax ci fii la mañoon laaj rek pas ci politique bi en tant que tel comme ni mu ko waxee rek lépp loo xam ne loo àtte la fii ci àddina ëllëg yow man xiyaam tamit danga ko àttewaat te itam yaakaar naa ne ba ñu jàngee ba noppi balaa ñoo tàmbalee liggéey waat nañu te waat boobu tamit danañ ko layoo ak suñu borom kon nañu bañ a xool mbiri àddina wala ñu xool lenn loo xam ne lu jëm ci wàllu àddina ba mu tax mu yàqal leen seen àllaaxira lépp lu ñu doon àtte na nekk dëgg ndax dëgg mooy njëkk te mooy mujj te suñu borom dëgg la bëgg kon réew dafay am jàmm waaye am réew itam du ñàkk doxum ñaxtu ndax loolu dafa bokk ci réew mi waaye am réew tamit dafay am justice bu baax ñu noonu Babacar lu wér la parce que xam nga ñoom ci seen jëm bopp ñoo jëmaloon donc continuité lan lañ ko mën a jàppee parce que buñu demee ba Sénégalais pas maanaam lu ñuy wax peut-être ñi naan lu ñuy koy baaxoo di wax day am lu muy yokk leen nag leneen mais boo xoolee en réalité am na loo xam ne mu ngi ci donc ci bu Sénégal tey buñu demee ba koy dut baaraamatuuma c'est parce que am na doxalin boo xamante ni bu ñu waroon mën a àbb la problème daal dinañ cee taxaw donc su ma gisee aussi comme ni ko ma ñeen waxee benn Chimère Diouf bu ñu faal bees UMS moom tamit mu ñëw taxaw mel ni kuy indi ab tontu ci li nga xam ne mooy di duut baaraam tuuma googu ñi xamante moom mu jàpp carrément que ni yoon tëddee na njaaxanaay te jàpp na ne yoon aussi dafa indépendant fii la ci Sénégal man li ma jàpp mooy que ni c'est un peu contradictoire bu ñu nee ba gis exécutif boo xamante ni toolaay bi mu am ci li nga xam ne mooy doxalinu yoon kenn mënatu ko naatawle parce que bu ñu xoolee bu fekkente ni maanaam élection yi dal dina am wala sax nag li nga xam ne dañuy faree ñi nga xam ne ñoo di magistrat ñoom ci seen tànneef bopp lay doon day mel ne problème parfois léeg-léeg mu judd ci li nga xam ne moo di boobu le côté mais n'empêche également aussi am na loo xamante ni ñu war a mën a ñëw la moo di gis nañu ne yoon ñu bëree ñu nga fa nekk su mandat de dépôt am ñoo xam ne léeg-léeg ñu jàpp leen ci lii nit ñi jàpp leen ci lii tout léegi boo ko xoolee parfois day mel ne benn amalgame day am ci biir parce que kii léegi day xaw a contradictoire de trop parce que bu ñu xoolee dossier
yi nga xam moo fi jot a am ci politiciens ak ñi nga xam ne nekkuñ ci langum politique différence bu mag a mag da ci am nañ ko tàmbale rek ci lu jëm ci wàllum passeport diplomatique yi nga xam ne jot naa am Condé mi nga xam ne moom moo ko sikkat ñenn ci ay député dañu daal duñ tuumaal moom si jëm bopp déjà fu mu toll nii moom mu ngi wàlle biir ndungu sin tëddaale mais ñi nga xam ne tam jàpp na ne ñoom la ko sikkaloon tey ñoom ci li ba léegi ñu ngi ci biti donc levée immunité parlementaire bi am na mais n'empêche ba léegi mbir maa ngay dox comme doxee ni ko Qatar mu mel ni léeg-léeg day mel ni ne beneen problème day judduwaat ci biir mooy yoon bi ñoom seen bopp nuñ koy tegee dafa mel ni ci li leen arrangé noonu lañ koy jëmalee pour ñu gën a jëm kanam mais ci beneen côté également aussi dafa am neneen lay jëm di doxee donc loolu mu indiwaat mooy société ay polémiques yoo xam ne day faral di am donc bu ay nit tey taxawee que ne dañuy manifester jàpp ne lii kat wax dëgg fa yàlla ni muy doxee di noonu man jàpp naa ne ci réew moo xamante ni démocratie la ñuy woote démocratie lañ jàpp ko ne moom moo fa nekk man jàpp naa ne lii yoon ak li war a mën a am mooy naka la ñuy def ba gën di jëmmal loolu di ci wane exemple alors tey bu ñu xoolee ni mu doxee rek ba manifestation war a am rek ci ngay xamee ne am na lu des parce que quoi qu'il en soit également préfet moom tam am na ndogal boo xam ne moo ko war a mën a jël alors pourquoi passer par à partir de ministre de l'intérieur war a mën a doog a dem ci un préfet boo xam ne bien vrai seen ay tutelle la ñu nekk ak yooyu mais waxtaan war na mën a jib ci seen diggante directement pour day mel ne parfois ñu ci bare bari ci ñoom décision yi ñuy jël am na keneen koo xam ne mu ngi ci ginnaaw ëpp doole di daal di wañaar aussi seen ay loxo de sorte que yenn ñu koy faral mais Babacar malheureusement la plupart noonu lay demee Sénégal war na mën a demander aussi de beneen côté te war nañ ko mën a éviter parce que justice kanam bu ñu ko waxee dafa war a juste équilibre aussi am ci transparence également mais malheureusement parce que bu fekkee ne tey dañ koo jël dugal ko ci suñu constitution tey ji Aïcha Thiam amul droit dem marche mais aussi Aïcha Thiam amul droit tey ji causer ay problème à autorité maanaam ki nga xam te ne tey ji mu ngi fay di daan dooleem wala mu ngi nekk bëgg a def ay activité am te du ko andil benn problème mais tey ji bu fekkee dañu nekk si réew bu nga xam te ni yow boo wootee sax manifestation pacifique il faudra que autorisation te am waroo def autorisation nga war a yëgle maanaam loolu la ñu war a xam maanaam tey ji su ma bëggee def nu mu tudd sax manifestation soxla wu ma autorisation da ngay yëgle ne man mii kat jour tel damaa bëgg a def ñu xool ba xam jour boobu noonu est-ce que dina adéquat ak environnement bi ak liy xew est-ce que du andi benn problème ci ñi nga xam te ne ñoom nga nekkal sa dëkkandoo say dëkkandoo donc ça aussi il faudra que ñu signaler ko ñu xam ne aussi souvent abus de pouvoir bi nga xam te ni ñi fi nekk ñu ngi koy def et ça pose problème Babacar rappelé na ko léegi aussi tey jii boo xoolee yenn ci dossiers yi nga xam te ni mu ngi fii ci yoon Macky Sall ci boppam li ko gën a leeral mooy Macky Sall moom ci moom moo ne am nay dossier am man maa jël teg ci sama kudd parce que su ma ci teguloon sama kudd yoon dëkk bi dina tàkk encore aussi mu tegaat ci ne Barthélémy Dias yëguma woon dossier su ma yëgul du dem waaw donc loolu dafay wane ne moom day avouer carrément que ne ñoom ci seen bopp am nañ benn doole bu nga xamante ni monopole voilà exactement c'est ça le mot exact ci li nga xamante moom mu nekk ci wàllum yoon loolu maanaam kon léegi nekk na lu nga xamante ni nekkatul lu ñuy gént nekkatul lu ñuy gisaane nekkatul lu ñuy xel ñaar dafa nekk loo xamante ni ça existe loolu lañ Sénégalais di dund à côté ñu xool tey jii ñi nga xamante ni maanaam ci kujje politique lañu bokk wala ci yeneen pàcc yi nga xamante ni bokkatu gouvernement bi ñooñu buñ defee dara lu nga xamante ni peut-être jàpp nañu du yoon automatiquement dañuy saisiru def ci li nga xam ne moom moo war ba ñooñu tey jii ñu daan leen alors que ñoom ñi nga xam te ni ñoo ngi fi on nous dira que ne peut-être cas Bougazelli exemple que ne yoon c'est jàpp nañ ko tëj nañ ko tëdd na xaw ma 6 mois xaw ma 9 mois alors moom ci boppam après la lañ gis dafa évoqué ne ay raisons sanitaires moom moo tax mënatu noon def ci kaso bi ñu bàyyi ko mu génn te mu ngi génn ci mbedd mi di taxawaalu def lu nga xam te ni sax moo ëpp foofu solo wala sax moom moo gënoon a métti li waroon def ci kaso ba donc je pense que kaso da ngay tëdd foofu noonu nekk fasi sa jàmm ak salaam même bu fekkee ne peut-être conditions yi fa nekkee métti na mais def ko def mu ngi wër di campagne di politique def ko ne ñu ne kooku wérul bàyyi ko ci biti alors que keneen ak keneen ñu ngi ci biir parce que ñooñu noonu bokkuñ ci pouvoir wala ñoom mënuñoo wax kenn dégg leen ndax aussi c'est il faut que ñu fàttali aussi Sénégalais que ne politiciens yi kese nekkuñu ñoom moom Sénégal moomuñu réew mi tey jii am na ñu nga xam ne ñu ngi ci biir kaso yi wallahi la ñu sàcc du dara ay ginaar ay lu kenn xamul la ñuy sàcc wala sax lañ leen tuumal sax defuñu ko ñu ngi ci biir kaso ba di xaar ay at pour ñu àtte leen nga gis un bandit politicien bu nga xam te ni costume lay def sol cravate am yëg ci prado bu mool di def lu ko neex si bu dëkk bi te kenn du ko tëj kenn du ko bàyyi yoon na tëddee njaaxaanaay su ko defee réew mi mën a jëm sa kanam mais nii ñuy def bés bu yàlla sàkk réew mi ci ay manifestation lay dëkk on n'a pas besoin de ça am nañu ay réalités yu nga xam te ne ñoom moo fi nekk muy xiif gi jafe-jafe gi nga xam te ne moom la Sénégalais nag mu nekk wàllum ñàkkum ndox ak liggéey gi nga xam te ne ndaw ñi bëgg nañ ko te liggéeyuñ ko ak précarité bi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy dund je pense bien que ci loolu la ñu waroon gën a sëgg que bàyyi yoon bi nga xam te ni kam ñu ngi ko jàpp di ko utiliser def lu leen daal. am na solo man li may wax rek Babacar mooy dañoo woote ñoom démocratie alors que ñoom eux-mêmes ils ne sont pas démocrates ndax yaakaar naa pays boo xamante ni am na démocratie dina tëddee njaaxaar naay du demee ni ñu mel. waaw ci wàllum xoolee ci côté yëpp mais malheureusement nag tey bu nit ki soxlaa lii
nga bañal ko lii wala bu nit ki soxlaa lii nga jaarale ko fii donc benn problème daal da ciy faral di judd et presque boo xoolee aussi tout le temps ci loolu la ñuy nekk di dund mais espérons peut-être que ni ak manifestation bi dina wane benn yoon boo xam ne ëllëg si biir ñoom tam lu ñu war a mën a ti soxla juboo dina ci mën a am parce que manifestation bu ñu autorisé bu ne rek jafe-jafe du ci am donc précisément nañ koy faral di ko jëmale noonu pour di bañ coow di am ci biir réew mu ngi noonu am na solo te tey li ñuy yaakaar yàlla bu mu am ku nekk naan vendredi de tous les dangers àjjuma nangam dal dongu képp moo fi am ndax nee naa leen Sénégal moom benn bopp la kenn du ko xar ñaar te day métti rek day saxaar rek mais du boy. exactement ñu xooli deuxième ponk bi. voilà ak complicité et régie Aïcha Thiam dañuy xoolaan vidéo bi ci ni mu gën a gaawee dellu si dugg ci li nga xam ne moo di biir commentaire yi ak marraine